bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi asalaamaaleykum képp ku toog jàkkaarloog ñun di nu seetaan rawatina nag sénégalais de l'extérieur yi ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak programme mu Télé Futurs Médias ñu ngeen ñaanal kilifa biir kër gi kilifa diine yeeg kilifa aada yi fu waay mën a nekk rek tey ànd ak ñun ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di bàyyi xel malade yi nga xam ne ñoo nekk itam à travers le monde entier lay wax ndax dëkk boo dem xam nga ne yàlla day dogal lu muy dogal waaye yal na yàlla wéral ñëpp te bañ a tëral kenn acteur de la santé yi jamono bii ñu toll nag dañ leen di beral nuyoo beral leen bu baax a baax ñaan ndax ñoom itam ñu ngi ci soxla mbas mii nga xam ne mi ngi ci biir àdduna bi yal na ko yàlla wàccee seddal ko bu baax a baax ñuy nuyu itam ñi nga xam ne ñoo nekk ci prison yi yal na yàlla féexal leen ba lépp loo xam ne rek doxi nañ ci yàlla def ci barke fàttaliku ñu baaxoo woon di ànd ak ñoom tey ñu nekk ci njéggalu sunu borom njéggal googu yal na ko yàlla yokk macha allah jamono yi ñu nekk ba tey gis ngeen ko ñàkk nañu ay nit ñu gën ci ñun waaye yàllaay dogal dañuy wax alhamdulilahi rabil alamin te ñaanal leen yal na leen foofu gënal fii foofu ñu ngi leen di wax bismillah leen ngeen ànd ak 88 628 22 22 88 628 04 05 xam ngeen ne émission wareef dafa baaxoo di ànd ak ay thèmes doon nañ fi waxtaanee li nga xam ne mooy médecine moderne ak médecine traditionnelle ñaari semaine tey nag ñu daal dee dugg si comme ni ngeen ko gisee démb dugg si ci thème boo xam ne ñépp la soxal mooy li nga xam ne mooy wàlli consommé sénégalais bu ñu consommé loo xam ne suñu dëkk la nekk macha allah consommation boobu dafay doon lu jaar yoon kon ba consommé local ci li ñuy waxtaanee ñu invité koo xam ne bu dikkee léegi ci kanam di ci waxtaan di ngeen xam ne am na droit ci kàddu gi comme ni ñu koy waxee waaye damay njëkk nuyu Ndoye Bane balaa maa dalal docteur Malick Diop mi nga xam ne moo jiite ASEPEX. Ndoye Bane salaamaaleykum jaajëf Eva maaleykum salaam di ziar kilifa diine kilifa aada ci réew mi di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér amiin di ziar waa Pire Sañoxoor yëpp sunu sëriñ ba xalifa ba sëriñ Mansour Cissé ak notable ya fa nekk di dalal jàmm sunu docteur Malick Diop directeur di ko dalal jàmm di wax rek xam naa ne émission bi tey sénégalais yi dinañ ci jàngat lu am solo su ko defee nit ñi mën a bay dunde li nga xam ne moom mooy meññi ci réew mi waaw kon bay dunde yemul rek ci nga mën a lekk ngurbaan yemul rek ci nga lekk loo bu ñu waxee loolu maanaam njaayeen ni dañuy foog ne bay dundee rek mooy ci wàllu lekk bi foo daan lekkee yàpp bu jógee France ñu ne la déedéet mën ngaa lekk ngurbaan déedéet kenn waxul loolu dafa yaatu ndax thème bu vaste la suñu ko waxee dinañu interpeller ñi nga xam ne ñoo yor PME PMI suñ ko waxee dinañu interpeller distributeurs yi suñ ko waxee dinañu woo ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu agriculture dinañu woo artisan yi secteur bu nit mën ci nekk rek danañ leen woo macha allah am nag ñoo xam ne xaritu Eva Tra lañ maa ngi leen di nuyu démb maa ngi dégg suñu benn kilifa ci télé bi mu ne dañuy wax secteur informel waaye secteur informel bi itam ñooy créer richesse macha allah loolu itam thème la boo xam ne war nañ ko waxtaanee docteur Malick salaamaaleykum. waaleykum salaam Eva. ñu ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi lay fay. di la nuyu di nuyu Ndoye Bane. di rafetlu seen émission bi di nuyu doomu Sénégal yi nga xam ne ñi ngi ci biir réew mi. ak ci bitim réew. di seetaan émission bi di leen wax ngeen déwénat ak jàmm. parce que te nañ Aïd el Kabir ak jàmm. dugg nañ ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin di ñaanal yàlla doomu Sénégal. très bien. docteur sa liggéey jafe woon na waaye dafa mel ni bi Covid bi accès dafa gën a jafe foofu laa lay tooñee ndax bu ñu waxee waxu exportation xam nañ ne am na yoo xam ne moom boo ko doon am facilement jamono bii dootuloo ko am. dëgg la ñu tàmbali mbirum exportation tey bokk na ci secteur yi nga xam ne ñoom la feebar bi gën a doyadil. ndaxte mbirum exportation boo jëlee secteur d'activité yi mu gën a soxal. mooy mbirum napp. mbirum mbay loo xam ne dañ koy nappee fii wala ñu koy bayee fii wala ñu koy defaree fii mbirum artisan yi nga wax noonu mbirum xarala mbirum également lépp luy jógee ci suuf muy miin également lépp loo xam ne mbirum toccar meku la muy la cosmétologie naturelle ñu koy defaree fii di ko yóbbu bitim réew tamit koom-koom di dugg si biir réew mi bu ñu jëlee daaw rek recette d'exportation 1985 milliards lañ def daaw muy secteur boo xam ne yokku
réalité bi c'est 18,9% de croissance bu doon téeméeri pàcc la presque ñaar fukki pàcc yokku woon na ci daaw ñu tàmbali premier mois bi mu gën a yokku ndaxte premier mois bi def nañ plus de 20% rek mbas mi ñëw mbas mi bu ñëwee dootul am foire dootul am salon dootul am exposition dootul am mission économique et commerciale li nga xam ne fi nga xam ne jaaykat yi jógee Sénégal nga xam ne ASEPEX dañu ànd ak ñoom bitim réew ñu dajeek jëndkat yi ñu pare dellu si fii ci meññeef bi préparer meññeef bi yóbbu ko bitim réew ñooñu ñëpp tey jii nii dañu am problème parce que lu bëri li ñu doon def tamit mënatuñ ko donc gàllankoor la léegi nag liggéey bi mooy fexe ba entreprise yi ñu yoroon continuer benn ñaareel bi fexe ba tamit ñi nga xam ne ñooy employés yi ñu bañ leen dàq parce que tamit boo xoolee sa activité wàcc bu baax bu dee entreprise nga li ngay njëkk a def mooy nga xool employés yi ndax da nga leen di tegee wet c'est vrai voilà donc tey donc am nañ accompagnement état pour entreprise yi boo xam ne dafa def li ñu naan vacances fiscales mooy ay l'impôt yu ñu waroon fay ñu pousse ko ba diir baalewuñu ko dañ ko pousse waaw dañ ko pousse nag waaw loolu tamit muy leer waaw def li nga am ne fonds boo xam ne la fonds de financement surtout fonds de roulement mooy benn 200 milliards boo xam ne suñu entreprise yoo xam ne xaw nañu am doole tuuti ñu mën a utiliser ñu financer leen ay banques fonds yooyu garantie état day garantie jox ko banques yi financer leen ñoom ñu mën a gérer leen ñu naan fonds de roulement di leen di permettre ñuy fay salaire eau électricité téléphone et cetera nga xam ne dinañ mën a fonctionner te du ñu tëj bu ñu tëjul rek dafay tax tamit emploi yi ñu maintenir la donc loolu liggéey la ñu ngi ci liggéey tamit ci xarala parce que tey tàmbali nañ li ñu naan foire virtuelle mooy lan maanaam déplacement ba doon am ngeen di dem waaw ñu defee ko fii ñu defar ay jumtukaayu xarala yoo xam ne dañ koy defar de telle sorte que meññeefu Sénégal dañ koy dugal ci biir suñ ko dugalee ci biir jumtukaay yooyu rek dañ koy gis àdduna wërngal képp koo xam ne jëndkat nga di nga ko mën a gis muy plateforme bu ñu ooyee i-Koom-Koom mooy plateforme également Made in Sénégal am na plateforme yoo xam ne tey jii nii foo nekk ci àdduna te jëndkat nga di nga ko mën a gis donc loolu tamit dina wàññi tuuti problème yi nga xam ne moom la exportateurs yi am mais ba léegi vraiment problème yi dañu tar très bien ñu ngi leen di fàttali ne ki ñu invité moom mooy jiitu ASEPEX bu ñu waxee nag ASEPEX dafay dem directement itam ci li nga xam ne mooy exportation bay dundee neex na waaye itam bay loo xam ne da nga ko yóbbu à travers le monde entier dem jaay ko loolu tam dafay am solo ne bu ñu waxee loolu daanu wax wàllu devise daañu wax itam wàllu balance commerciale yooyu yëpp dafa am solo ci réew ndax dafay defar koom-koom bu baax a baax boo doon expliquer sénégalais lambda bi tey ni ko lii la ASEPEX di jëriñ lan lay doon. waaw loolu tamit lu baax a wax la nit ñi gën ko xam ASEPEX état daf ko fi teg pour lan pour lépp luy meññee fii ñu defar ko ci anam boo xam ne anam boobu lañ koy utiliser extérieur moo tax suñu premier marché Sénégal la d'abord suñu premier marché boo gisee tey foire de Dakar bi ñuy def chaque année participation officielle u Sénégal du ñi nga xam ne dañu importer di jaay parce que ñu bëri dañu jaawale ci foire de Dakar lan mooy participation officielle participation officielle mooy lii bu ñu nee fanweeri réew ñëw nañ réew bu nekk sa meññeef rek ngay wone waaw te bu ngeen gisee am na commerçant yu bëri yuy ñëw ci foire de Dakar di jaay loo xam ne dañ koy importer loolu ñooñu ay privé lañ bokkul ak participation officielle boo bëggee cette participation officielle da ngay dem ci pavillon bi ASEPEX indi mooy pavillon bi nga xam ne Sénégal boobu la indi officiellement lii meññee Kédougou ñu defar ko toccarmeku mu nekk huile de baobab wala beurre de karité lii meññee Casamance muy mangue boo xam ne dañ ko transformé li nga xam ne ñawkat yi nekk Ndar par exemple di ñaw wala ay bijoutier yu nekk foofu defaree ko foofu loolu nga xam ne ci terroir boobu la doog ñu defaree ko foofu indi ko et cetera loolu la ñu wone de telle sorte que ñi nekk biir Sénégal gis ko ñi nekk bitim réew gis ko pour lan parce que dañu bëgg aussi doomu Sénégal bu fekkee ne li ñu yóbbu extérieur dañ koy defar anam bi mu gën a rafetee lañ ko soxlaa aux normes internationales doomu Sénégal tamit consommer même chose
question la bu c'est ma doon dem important. bu ma doon dem ma ne ndax léeg-léeg ñi sant Ndiaye dinañu wax ne ñun coof yi baax yi lekkatuñu ko yi nga xam ne moo baax dafa mel ni dañ koy génne dëkk bi te ñun ñi fi nekk mat lew nu kooku tam xeetu wax la bu ñuy dégg. waaw wax la bu ñuy dégg waaye tamit bu ñu juum géej gi waaw géej gi moom ñëpp a ko bokk. d'accord. su ñu nee par exemple ay bancs de poisson yu romb mooy jën jógee na fii di dem boo ko bàyyee mu dem day dem feneen. bu ma jëlee 700 kilomètres de côte yi ñu am. d'accord xam nga ñun dañu am 700 kilomètres de côte. waaye ci kaw Mauritanie nga foofu Guinée ngi fee. donc jën bi romb ñun période boo xam ne xëy na naam mën nañ ne su xawee nugg tuuti su géej gi xawee nugg tuuti yenn espèces yi ñëw. waaw bu ñu ñëwee mën nañ jógee Mauritanie romb dem. waaw Mauritanie bu ñu ko nappee. waaw ñun mu jaar ci ñun ñu ne ñun nañu ko bàyyi mën na dem Guinée ñoom ñu jël moo tax loo tax ma ne kenn moomu ko bande ay jën moom dafay romb day romb di wër di dem. mais il est important que pêche ñu def ko ni mu waree parce que tamit jën yu su fekkee ne filet yi dañu tuuti torop am na jën yoo xam ne yu ndaw la yoo xam ne sax nit ñi soxlawuñ ko dans le cadre de la consommation dafay yàq tamit multiplication wu jën yeeg yooyu loolu yëpp pêche durable la pêche durable am na Sénégal donc ñu ngi ciy liggéey waaye li ñu war a napp moom. pêche durable maanaam motagul nañu xaar. waaw mooy loo xam ne dañ koy def sóor ëllëg. dëgg la d'ailleurs programme bi ñu ngi ko tuddee bëgg ëllëg. moom pêche durable programme bi. ñu ngi ciy liggéey ñun ak ay ñoo xam ne ay exportateurs lañ donc ñun li ñu def dafa am une demande internationale boo xam ne jëndkat yi nekk bitim réew. àdduna wërngal këpp dafa am fu ñuy dajee. Chaque année muy en général Bruxelles d'ailleurs déwén Barcelone la ñu war a daje muy jëndkatu jën africains yi dañuy ñëw européens yi ñëw japonais yi ñëw asiatiques yi ñëw d'une manière générale américains yi ñëw et cetera bu ñu dajee foofu ku si nekk indi li nga xam ne moom ngay nappee sa réew. donc ñun am nañ entreprise yu bëri yoo xam ne dañu ànd ak ñoom ñu wane li nga xam ne moom la ñuy nappee fii bu ñu ko jëlee ñu exporter ko waaye taxul. Également ñu travailler de telle sorte que li ñu produire li ñuy napp mu am une partie boo xam ne dañ koy jaay fii une partie boo xam ne dañ koy jaay extérieur maintenant am na différence fondamentale entre les prix. Naturellement. Opérateurs yi nga xam ne c'est des opérateurs une grande partie c'est des opérateurs sénégalais bu ñu ñëwee gis que ne tamit une partie bu ñu ko jaayee fii am na partie boo xam ne bu ñu ko jaayee bitim réew dinañ ci am plus-value c'est-à-dire dinañ ci am xaalis bu takku. tamit am na foog mu am partie boo xam ne dañ koy exporter. Très bien. Parce que recettes yi par exemple su ma jëlee daaw c'est 244 milliards. yoo xam ne dafa dugg ci gafagak doomu réew mi yoo xam ne dañ koy utiliser ci consommation. leneen loo xam ne ci biir réew mi la. merci beaucoup Ndoye Bane foofu mu daanale mi ngi wax wàllu devise mu mel ni moom agence bi mu nekk li ñu ñuy apporter bari na mais ci kanam dinañ ci dem ba xam loolu noonu bu ñëwee fan lay dugg parce que dañuy bëgg a xam aussi. Ndoye Bane bismillah man c'est que dama bëgg ñu ci consommer local gi dama bëgg ñu jël le sénégalais su yeewoo ba keroog muy tëdd. lan lay consommer loo xam ne ci réew mi lay meññee mi maanaam su yeewoo sangoo pare war a ndékki soit da ngay gis souvent ñu indil la ay meew yoo xam ne xamoo fu meew ma jógee chocolat boo xamul fu mu jógee nangam na mu jógee léegi ma bëggoon ñu ñëw ci loo xam ne wóor na leen fii la jógee nga dem ci sa ngunu ginaar génne fa ay nen wala nga gàddu fa ginaar ren ñu jox soox ne mu defaral la ko xam nga léeg-léeg leer lii sa yëf la fii la jógee ñu ñëw ci ndékki loolu ñu commencé ko ci nen ba ci ginaar naka nga gisee loolu waaw question boobu macha allah ni nga ko posé moom vraiment buñ ko expliqué noonu rek kon waxal gars yi ñu tàcc ma waaw fa war nañ la tàcc parce que xam ban inspiration nga am foofu mais bu ñu ko defee noonu rek waaw macha allah dinañ xam ne Sénégal lu bëri lu fi meññee nit ñi dañ koy xëccoo extérieur te sénégalais si seen bopp déjà dañ koy bàyyi mu dem bu ma jëlee tey meew tey am na entreprise boo xam ne day produire meew fii si Sénégal te ni ñu koy produire dafa am solo parce que ni ñu koy produire ñu bëri ñu ngi liggéey ci biir da ngay gis ñu dem dans la zone nord jël ay coopérative yoo xam ne ay góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi liggéey ci biir coopérative yooyu def collecte bu ñu defee collecte ñu xool consommation zone bi ak consommation
fi nga xam ne tamit foofu la nit ñi ëppee mooy au niveau de la zone centre ci Ndakaaru ñu indi ko donc meew boobu bon bugguma je pense que fii mënuñ fi tudd ay telle entreprise mais entreprise sénégalaise la boo xam naa nit ñi xam nañ ko aussi mais à côté de meew boobu am na meew bu bëri boo xam ne tamit dañ koy importer mais consommateur bi moo war a tànn aussi xam ne meew bi ñuy importer en général c'est du lait UHT la am na bu ñuy bind UHT mooy ultra haute température mooy ultra haute température mooy bi nga xam ne dañ ko chauffer ak température bu ëpp bu 300 degrés en un temps très court en quelques secondes mooy ultra haute température pourquoi ñu def ko ultra haute température pour que ñu mun ko conserver un temps donc mën ko exporter yóbbu ko bitim réew c'est-à-dire su fekkee ne Europe la jógee je ne sais pas mu jógee Hollande par exemple ñu jëlee ko Hollande indi ko fii ñenn ñi lan la ñuy def dañu wowal def li ñu naan lyophilisation mooy def meew bi ba mu nekk meew en poudre boobu tamit du am humidité donc durée de vie bi day gudd ñu mën ko exporter donc yeneen réew yi ay Europe ak yooyu noonu la ñuy def pour indi seen meew si biir réew mi ñun tamit consommateur lañ au niveau mondial donc c'est normal aussi ñuy importer mais à côté de cela am nañ fii meew boo xam ne dañ koy ratt léegi te quasiment sur les 24 heures lait naturel ngay am benn ñaareel bi meew bi ngay am mi ngi jógee ci terroir yi doomu Sénégal di ci liggéey man nag bu ma demee tey di jënd je préfère jënd boobu plutôt que jënd bi nga xam ne damay enrichir ñi nekk bitim réew mais loolu nag loolu c'est libre sénégalais bi moom moo war a xam ne bu ma jëlee lii d'abord sur le plan sanitaire sama santé moo gën ci man ñaareel bi maa ngi dimbale sama ay doomu réew yu bëri noonu la ñuy def dañuy def une préférence nationale donc meew bi am na solo heureusement mbirum par exemple nen dañ koy consommer heureusement en majeure partie ñoo xam ne la doomu Sénégal ñoom ñoo koy produire donc ci foofu damay wax rek nañu insister bu baax a baax si kii bi ñu consommer meew bi ñu consommer ñu fexe ba muy local bi donc comme j'ai dit mënuma wax ban kii la mais seet leen bu baax di ngeen gis ne am na koo xam ne benn entreprise la c'est vrai dañ koy accompagner mais entreprise boobu doomu Sénégal ñoo ci nekk te tamit loo si jënd rek dafay dellu ci gafaka doomu Sénégal yi. meew moomu ñuy consommer ñuy defar fii ak bi nga xam ne dañ ko importer ban moo gën a cher. waaw xam nga aussi. en termes de qualité. ça dépend c'est vrai ça dépend. ça dépend man en termes de qualité bu ma nekkee sama njaboot man je préfère meew bi ñu defaree Sénégal parce que d'abord un conditionnement bi c'est de qualité. conditionnement da nga gis bëri conditionnement en verre la. deuxièmement meew boo xam ne la dañu def dañ ko rat ci ñaari fan yi donc bu bees tàq la nutriments yëpp ñu ngi ci biir aw ma ci benn problème du bu ñu transporter ay milliers de kilomètres indi ko fii donc je préfère boobu quel que soit le prix man je préfère boobu bien bon quoi qu'on dise am na réew yoo xam ne ñooñu ëpp doole fuuf comme ñooñu ëpp doole fuuf seen producteurs yi am na effectivement loo xam ne dañ leen di ko dugalal ci subvention mu leen di permettre ñuy mun exporter à des coûts moindres mais du loolu la ñu war a teg en avant je pense que ça c'est important mbirum nen comme j'ai dit c'est la même chose mbirum mburu posé wul trop de problème parce que sénégalais yi ñoom ñoo ci liggéey ñoom ñoo koy defar di ko jaay fii donc foofu yëpp mun nañ ci utiliser loo xam ne tey jii nii fii lay jógee ñu yokk ci lenn lan la ñu tartiner ci biir mburu mi ci biir mburu bi c'est bon à savoir. li ñuy tartiner ci biir mburu bi ñu xool également lan la ñuy defee fii am na chocolat yoo xam ne fii lañ koy defee bu baax nañ ko jël plutôt que bi nga xam ne dañ koy importer et cetera ñun léeg-léeg emballage bi sax moo ñuy charmer bu na jógee bitim réew emballage bi rafet rek ñu ne ma ngoog complexe c'est beaucoup plus en complexe mais soo xoolee li ñu defaree fii bokkul ça n'a rien à voir c'est tellement naturel que ñun ñiy exporter c'est-à-dire ñun ñuy liggéey ak entreprise exportatrice bu ñu demee bitim réew ni ñu xëccoo li nga xam ne fii la jógee dafa doy waar ba nga xam ne tey jii nii bu ñu mënoon expliquer encore une fois sénégalais yi ne leen consommer leen local ñu gën leen ko expliquer. très bien donc suñ jógee ci ndekki. waaw waaw suñ jógee ci ndekki dañuy dem ci li nga xam ne moom leen naan consommation agricole horticole ak maanaam li ci jëm ci wàllum ceeb bi ak ñoom. donc suñ ndekkee pare dañuy añ ñoom mami ña dem nañ marché. voilà nduggi léegi dem nañ. bàyyi fa ceeb vallée bi naan ceebu waalo beeg yu kenn xamul. li ëpp li ñuy consommer ceeb la. waaw ceeb la
soo xoolee tey jii nii am na progrès bu bëri ci mbirum ceeb bi nga xam ne moom mooy ceeb bu local bi suñu jëlee famille bi dañ naan les oryza la c'est des graminées, ce qu'on appelle la famille des graminées ou poacées. Ñun sur le plan technique moom lañ koy woowee ci graminées yi am nga ceeb am nga dugub, donc y a le riz y a le mil. Donc ci oryza boobu ñaar yooyu tamit loolu tamit c'est important tamit ñu xamal ko Sénégalais yi. mi ngi tudd bi ñuy kii fii oryza glabérima la tudd. am na boo xam ne Asie lay jóge glabérima am na boo xam ne Asie lay jógee du tudd oryza sativa mooy bi ñuy importé. Alors y a une différence fondamentale man damay rappeler chaque fois ñun bi ñuy demee fële Milan. Expo universelle xam nga boo duggee Expo universelle y a toujours le laboratoire du pays bi nga xam ne dafay vérifier molécule bu nekk wala produit bu nekk lan moo nekk ci biir ak lan moo ci baax pour la santé et cetera. qualité bi. Alors ñun comme en général li ñu produire. C'est toujours du riz de l'année, c'est-à-dire ceebu mbay bi en général ci at biñ ko bay lañ koy consommer. Taux de sucre bi taux de glucose bi nekk ci biir moo gënoon bas que yi nga xam ne yeneen yi famille yi maanaam oryza sativa. maanaam ñooñu da nga bëgg a wax. seen suukar moo ëpp bokk. ak stockage beeg. ak stockage bi xam nga plus ngay dem plus taux bi di yokku. D'accord plus ceeb bi am na ceeb boo xam ne mën na def 3 ans parce que ça se conserve bien. D'accord ça se conserve bien c'est vrai mais taux bi dafay yokk ndànk-ndànk tey donc ñun ceeb bi ñu am d'abord ceeb c'est le riz de l'année. Et puis comme dañ koy consommer lu bëri. te du looloo baax nag. man consommation de trop de glucose. baaxul c'est vrai parce que dafa ànd ak leneen dafa àndul ak sédentarité dafa ànd ak ngay yëngu bu baax et cetera te très souvent ñëpp duñu respecter loolu en tout cas si consommateurs yi. Donc ñun am nañ ceeb boo xam ne en tout cas sur le plan bromatologique c'est-à-dire suñu jëlee molécule bi ñu gis li nekk ci biir ak propriété nutritive yi. boobu moo gën mbele. man nag du ma nekk réew. ñuy produire les citoyens du même pays di ko produire. su ma jëndee ci moom si ñoom mu dellu ci ñoom te li may lekk moo gën a baax pour sama santé. may dem di jël loo xam ne dañu koy importer. ba ci dawlin ci. waaw ba ci dawlin bi mun naa ñëw ci dawlin. waaw ma ñëw ci dawlin. parce que ñoom mami dañuy wax dawlinu ràkkal ak dawlinu gerte ak ñoom. waaw ci dawlin bi dama bëgg également ñu def ci taxaw seetlu bu am solo. am na li ñu naan huile végétale. ak am na li ñu naan huile de cuisson huile noble de cuisson. lan mooy huile végétale. voilà huile végétale yi ñu utiliser en général par exemple suñu jëlee tey yi ñu boole produits végétaux en même temps ñu ne huile végétale mais da ngay lire soo liiree ci di nga gis ñu ne olive a ngi ci et cetera dinañ la wax en général yan molécules ñoo nekk ci biir mais c'est toujours végétal c'est des huiles de table huile de table mooy lan tey boo tegee te Sénégal boo tegee salade moom nga yokk ko ci. bariwul fi non déedéet boo jëlee nga ne da ngay def entrée indi teg sa ay salade ak yooyu huile de table nga ciy def parce que huile de table boobu effectivement am na des nutriments yu baax yoo xam ne. maanaam pour assaisonner salade parfois il y a du bon voilà pour assaisonner ça parfois il y a du bon cholestérol et cetera c'est très bien. mais dafa am yoo xam ne dañu naan huile de cuisson la. dëgg la. c'est-à-dire boo dépassé 100 degrés molécules yooyu nekkoon ci huile de table yooyu dañu désintégré. c'est-à-dire li ngay lekk. amatul dawlin. poson lay gën a nekk que loo xam ne daf lay def. docteur taxawal foofu. waaw kon foofu. c'est des moo tax diététiciens yi li ñu mën a wax ak askan wi doyul. parce que kon li ngay wax foofu noonu
man mun naa jël tey huile végétale toggee ko sama ceeb bu neex. wala def contraire bi ne toj naa fi. fekk ndekete yooyu itam boo dee lekk dafa am astut rek boo ci war a jël. dëgg la loolu la c'est-à-dire et puis du loo xam ne dañ ko war a tàngal ba dépasser 100 degrés. léegi nag am na huile boo xam ne. nit ñi ñu ngi koy xëccoo. muy huile d'arachide. waaw. pourquoi ñu koy xëccoo. parce que huile de cuisson la. parce que dafay diwlin boo xam ne bu fekkee ne da ngay togg loo xam ne dafay dépasser 100 comme ñun ni ñuy toggee. waaw ci Sénégal kër yu mag yi ceeb bi ni ñu koy toggee dafa laaj ñu utiliser huile d'arachide. huile d'arachide boobu nag boobu dafa am solo légumineuse la donc c'est ce qu'on appelle Arachis hypogea moom plus nga koy tàngal plus propriété yi gën a baax. am na à un moment donné ñuy utiliser huile bi de telle sorte que du ñu dindi li ñu naan aflatoxine bi si nekk. amoon na dafa am benn feebar bu ci nekkoon bu ñu naan aflatoxine. mais tey sur le plan technique. huile bi ni ñu koy raffiner am na ce qu'on appelle des adsorbants dafa am ay molécules yoo xam ay machines yoo xam ne boo ko ci tegee dafay xëcc. day xëcc aflatoxine bi ba nga xam ne taux bi mënatul indi problème pour organisme bi. parce que dañu gis ne aflatoxine su fekkee ne defoo noonu dafay indi problème pour foie mais loolu dañ koy léegi loolu moom tegee nawet parce que ñun on est le premier pays exportateur d'arachide en Chine te Chine c'est le premier pays importateur au monde. moom molécule yu arachide bu baax rek lay jël. donc nañu consommer loolu parce que fii lañ koy defaree tamit. très bien. Mangook am nañu yaakaar ne dégg ngeen ay questions yu bare yoo xam ne jóge na fi mais téléspectateurs yi ñuy seetaan également am nañu seen laaj bëgg ko laaj ndax cordonniers yi ñu ngi jàkkaarloog ñun bijoutiers yi ñu ngi jàkkaarloog ñun ñi nga xam ne itam ñoo nekk ci wàllu couture ñu ngi jàkkaarloog ñun bëggoon nañu xam tey agence bi nga xam ne état bi teg na ko en place lan la mën pour ñoom ak itam ñan ñooy dem ci seen foire yi loolu dinañ ci ñëw. ndax Awa Diop mi am na magasin rek mën na ñëw bokk ci seen foire yi. mais c'est que non c'est que non parce que foo ko dugg. parce que xamul parce que dugg ci dessert. voilà fruits et légumes bi laa bëgg ñu ñëw xam nga tey jii soo xëyee suba ndekki lekk rek ngay liggéey. non c'est vrai parce que bi ne di ko wooyee ba ñu war doo day ñëw. c'est que consommer local il faut nga xool nit ki Mamy Diop su xëyee ndekki na. añ ba nuñ koy composé mi ngi ci wax nañ ci ceeb bi façon nga ceeb bi différence su ceeb bi nekk bitim réew ak ceeb suñu réew mi wax ci dawlin jéeg ñooyu mais loolu dafa am lu muy àndal muy fruit ak légume carotte ak nawet ak ñoom seen day ca ceeb ba lay àndal su paree di nga deseeru mais loolee fu ñu koy jëlee voilà moo tax ma ne la question est tellement pertinente. Allez-y. que buñ ko suivre ba fin bi ça nous permettra au moins sénégalais ku si nekk xam période bi ngay consommer li nga ci consommer nag ko ci amee fii bu ñu jëlee tey fruits et légumes xam ngeen ne tey ñun dañu produire soble dañu consommer soble bu bëri. mais dañ ci produire lu bëri mais dañ ci importer tamit te dafa am période de gel boo xam ne dañu bàyyi producteurs yi produire li ñu produire Sénégal di ko consommer Sénégal te li ñu produire quand même baax na parce que les variétés yi ñu produire c'est violet de Galmi variété Mercedes et cetera yoo xam ne la variété la c'est reconnu même à l'international parce que yu bëri dañ koy exporter Europe ak yooyu donc yooyu tamit production bi on est presque à 400 000 tonnes ci production locale te suñu jëlee vraiment c'est les propriétés yi ñu am ce serait bien que sénégalais yi ëpp li ñu consommer loo xam ne oignon bu ñuy defaree fii la c'est la même chose pour pomme de terre bi ñu defaree fii pomme de terre boobu également tey production bi toll na noo xam ne consommation locale bi dina une grande partie mën na jël en charge consommation locale donc yooyu yëpp day yoo xam ne tey c'est à la disposition des Sénégalais gombo tey jii nii daanuñ ci produire lu bëri mais léegi ñu ngi ci produire lu bëri. mooy kanja gombo kanja waaw ñu ngi ci produire lu bëri. ñu ngi produire également tout ce qui est carotte et la production mi ngi gën a yokk donc suñu ko soxlaa li ñu produire Sénégal dina doy et très souvent produits fertilisants yu bëri yi nga xam ne dañ koy utiliser en Europe ak yooyu te sur les produits importés fii duñ koy utiliser donc c'est beaucoup plus bio qu'autre chose donc naturellement déjà loolu am na solo te consommation bi c'est une consommation quasi obligatoire pour nit koo xam ne tey jii nii day consommer ceeb bu lu tax jigéen ñi souvent dañ naan soble bi
soble Sénégal bi moo gën a cher dafa bari ndox ak ñoom da jigéen ñi dañuy. c'est que man nag mënu ma comprendre. waaw c'est Mercedes. waaw c'est Mercedes violet de Galmi maintenant. c'est que problème bi mooy sunu jigéenu Sénégal yi. waaw ñoom ñooy sikkal ceeb bi. ñooy sikkal soble si. te la gën a cher rek la ñuy dem di ñu ko jënduloo ñun góor ñi. te loolu góor ñi ci boppam ñoo ko war a gën a bañ lànk. yow de su dee si yaay borom kër yaay joxe dépense kër nee ko jëndal ma soble bi ñuy bayee ci dëkk bi jëndal ma ceeb bi ñuy su fekkee nag am nga ndogal am nga ñoo xam ne amuñu baat seen kër am nga soo amee baat sa kër nga ko jëndal ma ceeb bi ñuy jaayee ci dëkk bi jëndal ma soble bi ñuy jaayee ci dëkk bi mais ñoom ñoo koy sikkal bëgguñu dara lu ñuy bayee ci dëkk bi loolu nag naka ci pexe directeur. allo. bon man du ma. kii di woote ci la bokk. am na. allo. docteur allo oui. ñu jël ki ci ligne bi. allo. allo salaamaaleykum. allo. 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 oui allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi leen di ziar le trio Eva Tra. nu ngi lay delloo ziar. ak Mami Linguère. Ndoye Bane. c'est vrai. waa di leen déwénal di leen balu ak di leen baal ak. ñu ngi la koy delloo. macha allah dama doon dugg rek di laajte gis nga affaire consommé local bi. waaw problème bi moo di. nit ñi bëgg nañ ko def mais c'est cher. par rapport ak léegi mu doon wax léegi xam nga laaj nga ko prix bi. waaw local bi mais waxu la ko ba tey. waxu la ko kii ba wax tey de dafa mel ni benn doomu ndar sax aywa bisimilah. doomu ndar laa kañ. laaj nga prix lait local bi. waaw mais waxu la ko dafa tourner autour du pot nii la. famille yam dafay lekk moom la ñoo utiliser bu moom bu koy utiliser mais ba léegi waxu la prix bi. dana ko wax de gën a cher par rapport ak li ñuy kii. li ñuy consommer te xam nga Sénégal la vie est dure nit ñi da ngay gis sa koo di xam ne dafaa dem sa port ba jël bu kii bi bu na mu tuddati sax bu périmé bi dindi ko ci paquet bi def ko ci leneen mais nit ñi dañ koy jënd bu fekkoon consommer local bi dafa yomb nit ñi ci la ñoo dem nañ leen waxante dëgg problème bi yëpp foofu la ne. problème mu prix ak loolu la. importé bi dañ koy importé indi ko am na ci benn boo xam ne kii lañ koy defaree poudre pomme de terre léegi poudre pomme de terre lañ ko defaree soo ko bàyyee ba mu périmé boo ko tegee boo après poudre pomme de terre ngay am problème bi moo di dañu war a defaraat organiser affaire consommé local bi defar ko de telle sorte que ñëpp daañ ci am porté boo amee sa dërëm dem jëndi boo amee sa ñaar dërëm nga dem jëndi mais bu fekkee dañoo def consommé local ba pare mu gën a cher mais c'est pas possible affaire ceeb bi muy wax man doomu ndar laa ndar dañoo consommé mais ceeb bi léegi mu dem egg ak prix bi importé bi te bu importé moo gën a neex togg fuuf ka bu ndar bi bu yekk ba neexee tamit bu ndar bi da nga kaa togg ba pare boo ko yekkee lekk ko ci saa si mu neex mais boo ko dencee ba tàngalaat ko dootoo ko bëgg kon yaa mënta togg rek boo ko tàngalee defaa yaa mënta togg Ndoye Bane na ngi lay mi ngi wax ak yow de togg man ne ba ma ca lekk gànjul moom xaw ma macha allah dëkk motaar si de ko dagana tooj rek la fi nekk mais Ndoye Bane sérieusement loolu mooy problème bi mais li nga wax dëgg la mais ceebu mbay bi ceebu bi ñuy bay fii ci réew mi moo gën ceeb bale fuuf moo gën ceeb neel kay nañ ko wàññi ñi di ko lekk moo ñu gën fuuf waaw ndax nee nañu looy lekk ci sa dëkk moo gën ci sa santé c'est vrai mais consommer local bi dafa cher dafa cher importé bi gën a yomb na mu docteur Diop wax ci yooyu docteur bàyyi nañ la nga tontu waxal ci soble waaw non li mu wax noonu si ça c'est excellent c'est-à-dire c'est jërëjëf vraiment lii mooy réaction bi ma doon xaar pourquoi ma doon xaar réaction boobu parce que dama gis na ne que sénégalais yu bëri dañu réagir noonu dëgg la ñun on a constaté mais pourquoi mu gën a cher parce que moo gën a baax à l'étranger ñun li ñuy jaay foofu moo gën a cher li ñeneen ñi di jaay parce que moo gën a baax il faut que ñu gëm suñ bopp c'est-à-dire il faut que les sénégalais gëm seen produit tey bu ma jëlee ñëwaguñ ci dessert ñu jël les fruits et légumes surtout les fruits yi ñuy jaay à l'extérieur mais mangue sénégalaise bokkul ak prix wu benn mangue pourquoi parce que qualité bi du benn et une grande partie des mangues yi nga xam ne dañ koy mettre sur le marché extérieur c'est des mangues bio parce que am na noo xam ne tey noom nañ koy defee ci verger yi ba mu yegg si comme produit fini de telle sorte que suñu ko tegee keneen jël bosam Amérique latine indi ko suñu bos mooy gën donc man
du ma d'accord aujourd'hui sur le plan international ñun ñuy valoriser suñ produit ñu bañ a valoriser produit boobu sur le plan national c'est-à-dire sur le plan national c'est pas mënoo ko comparer man moo tax je dis si on parle du lait bu ma gisee lait bu ñu importé wala lait en poudre gis lait boo xam ne tey Sénégal lañ ko rattee bu ñu ko rattee Sénégal mutul 48 heures ñu teg ko sama kanam def ko emballage en verre avec tout le coût ak bi mu kii quel que soit le prix du ma ko comparer ak bële parce que qualité bi du benn et c'est pour ça que je dis réaction bi c'est une réaction importante d'autant plus que il y a des produits quand même qui ont été plafonnés quoi qu'on dise ceeb bi am na ceeb boo xam ne dañu ko plafonné il y a 13 produits yoo xam ne ay denrées de première nécessité la comme par exemple am na diwlin boo xam ne dañ ko plafonné am na yeneen produits yoo xam ne qui sont de consommation courante qui ont été plafonnés de 2012 à aujourd'hui donc dina tax aussi dina wàññi njëg bi ci yenn produits yi mais tamit munuñ ne tey dañu consommer sénégalais ba pare ne produit sénégalais warul am benn njëg parce que tamit derrière chaîne de valeur bi am na doomu Sénégal boo xam ne tey mooy rat am na doomu Sénégal boo xam ne moom mooy def premier et cetera donc toute la chaîne am na doomu Sénégal yu ciy liggéey ñoom tamit dafa am chaîne bi naka lañ ciy kii c'est comme tey jii nii Ndoye Bane dem Paris indi fa costume boo xam ne daf ko jënd ci benn mool noonu rek di ko comparer ak tey un artisan sénégalais boo xam ne dafa fait main c'est-à-dire sur mesure defal ko costume boo xam ne en fonction de ni mu mel noonu la koy defaree mu koy comparer naat ci produire benn pièce parce que ñoom du ñu ko comparer benn pièce unique lay nekk parce que su dee extérieur la li mu koy amee du ko amee fii donc nañu gëm aussi ñun suñu production locale suñu gëmee suñu production locale rek on va arriver à un moment donné où même ñi nga xam ne ñoom ñooy importer dañu wàññi li ñu importer parce que dañu xam ne sénégalais local la dañuy laajte loolu ndax xam nañ ne itam bon nombre de sénégalais ay góorgóorlu lañu et bëggoon nañu am accès ci produit yi du ñàkk moo waral yenn laajte yi salaamaaleykum Mami Linguère dama lay bàyyi nga jël ki ci ligne bi tey damay seetaan déedéet damay déglu maa ngi jàng waaw dama lay bàyyi sax nga dalal salaamaaleykum wa rahmatullah maaleykum salaam na ngeen def sëriñ bu baax bi noo def maa ngi ci jàmm. ci ceebu mbay mi nga añ wala bi ñuy indi ci réew mi. ah question la de. moom añoo ba ma man wax dëgg yàlla maa ngi ci 6 heures du matin. mu ne mi ngi ci. ah yow Amérique ngay wootee ñu ngi lay nuyu ma mi waxal ak moom. waaw maa ngi ci 8 heures. naka waa Amérique. man mi dama ko mere non jox leen Ndoye Bane wala docteur man mi dama ko mere. ñu jox la Ndoye Bane. Ndoye Bane wuyu Ndoye Bane ci boppam bu paree am na lu muy àggali ak docteur gis naa loolu mais docteur Malick maa ngi koy déglu mais li mu wax dafa am solo parce que dafa wax ne bio dafa cher parce que maa ngi fi Amérique xam naa ne bio dafa cher d'accord mais problème mu Sénégal mooy que ne dafa bëri ñuy wax ci côté lekk te bëriwuñ ci xam-xam te amuñ émission boo xamante ne dafay def di wane nan la ñuy toggee ak naka la ñuy lan mooy lekk nan lañ koy jàngale loolu problème la biir Sénégal docteur chef bi jàngalewuñ nan lañ koy toggee amuñu ay chef maanaam même émission boo xamante ne pour togg la man gisuma ko Sénégal dama koy faral di gis ceeb te maa ngi gis koo xamante mi ngi wax ne ceeb bi joxe xawma ceeb boo xamante ne ay fas sax duñ ko lekk te ceeb boobu dafa cher parce que ceeb boobu boo demee ci surface yi fii di ko jënd dafa cher mooy ceeb bu jaune boobu noonu ñu koy wax riz périphérie xam nga tudd. waaw mais loolu maa ngi gis benn nit di wax yoo xamante man dama xool damaa tiit. te ceeb bu ñuul kukku am na wax ba ceeb bu jaune mais ceeb bu ñuul kukku am na ceeb bu chocolat am na y a plus de 100 façons ceeb yu bokkul mais docteur il faut ngeen ci dem ci télé yi ngeen ut benn chef ak benn animatrice wala benn animateur mu def émission pour li nit ñi di lekk ak li nit ñi di bay ñu xam lan mooy bio. ak lu nekkul bio parce que bio dafa cher fi ñu ne fii ci surface boo demee jënd bio moo gën a cher fuuf mais loolu sénégalais yi xamuñ ko il faut ñu jàngal leen ko jàngal leen nan la ñuy lekkee ak nan la ñuy toggee loolu nag mooy problème mu Sénégal parce que émission togg man gisuma ko bu normal boo xam ne togg la dañuy jàngale togg gisuma ko
mais émission bi moom maa ngi koy rafetlu. jërëjëf maam li tax ma ne dama koo mere mooy benn jour dafa mos a wax ne garabu niimaa baaxul ci laa ko mere ba léegi. ba tey maa ngi fa ma nekk. moo ne yan garab dañ ciy defar. ba tey maa ngi fa ma nekkoon ba walla dëkk xam naa lam ñuy wàññi. garabu niimaa dafa cher. mais ñun ñañ ko jëmbatal ci suñu booru tali ya de lam ñu seeral mooy yóbbul ñu suñuy kilifa xaaj bi bépp dee nañ ci garabu niimaa yi accident. il faut nga xam lan mooy garab balaa ngay wax ne baaxul. da ngaa déggul fa ma waxee de waaye maa ngi lay sant bu baax ndax di nga tax ma jàngiwaat. asalaamaaleykum wa rahmatulah kontaan naa ci émission bi. maa koy suivre docteur Malick man dama lay suivre lu bëree bëri. yàlla na yàlla def émission bi gën a jëm ci kanam ak kanam. amiin asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. waaleykum macha salaam allah moom itam ñu ngi rafetlu kàddoom bu baax a baax. wallaay kon am nga beneen liggéey ndax mbirum togg mi nga xam ne Ndoye Bane mi ngi ci wax ak yow. sénégalais bi bu yow suba ba ngoon li muy lekk. dugg na moom ci laajam ci njàngale bi nga war a jàngale ci concernant les produits que nous avons. mami yow laay delloo kàddu. xanaa di ziyaara di wax jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba docteur Malick ñu ngi lay nuyu te di la dalal bu baax a baax. wax dëgg yàlla tey moom maa ngi jàngat bu baax a baax a baax. te lii dafa am solo ci ñun ndaxte ñi ngi dégg yeneen yoo xam ne xëy na doonoon nañ ko xam mais jotuñu ci woon a am xam-xam bi ñu ci am nii waaye man su ma naree jël benn par benn ndax man yi nga wax yëpp a ma neex man yi nga fi wax yëpp a ma neex tàmbalee ko ci meew mi Ndoye sama góor moom lekk da koo sonal ndax mari yàq na ko ci lekk mais li mu indi tamit dafa am solo mooy que ñun bu ñu xëyee suba ba ngoon jot lan la ñu jël ci li ñu moom gisuma ci dara c'est important luñ ciy jël ñun ci li ñu moom mais docteur Malick di wax ba yàgg may am tiitaange fi may toog mooy que mu ngi wax ci dawlit bi waaw que kon ñun ndekete li ñuy lekk posen la bu ñu xëyee suba boole ci ñun jënd dawlit bu nu xamul jox ko sunu miin na daan doole yàlla na leen yàlla jàppale ndax bi ngeen tabaskee ja yëg nañ ko lool ñu boole ci ak sansal ko ba nga xam ne bu ñuy rosi day mel ne dafay tàkk lépp ci jàngi togg lépp ci jàng bi waaw ñu toggal ñu ko yakkal ñu ko te ñun wanuñu ñu ne ñu dawlin boobu lan la mooy que tamit booy xool sénégalais xamul mais dañ ñu bàyyi ak suñu bopp bu boobu waxuñu ñu lii ñëw lan la ak li ñu war a yóbbu lan la muy réew moo xamante ne sama wax ji ma doon wax duma ci jóg dañu mel ne tame yu réet ñun daal dañu ubbil suñuy buntu waa mbedd mi lu waaye for ñëw sottil ñu mais bu ñuy sottilee aussi dañuy tegal ma ñëwaat ci complexe bi Ndoye Bane di wax mooy que man tey su ma demee taxaw fenn rus naa wax ne man kër Amadou Yàlla laa dëkk ma dem jëndi ca meewu Amadou Bator Diop benn naan ko déedéet damay bëgg dem jël benn pot boo xamante ne dama naan bitim réew la jóge Eva ñëw ci problème mu emballage dëgg la ñun tamit dañoo ñeme am po parce que mag lu ko jógloo war na koo mën a dakkaseloo bu ñu defaree dara ba mu baax nañuy ñemee dépenser ci emballage bi mais buñ ko defee tamit lan la ñuy waxaat mooy que dafa cher xam nga yaa ngi tudd meew booboo ko tuddaat mais boobu bu ñu ko doxalee woon ni ñu ko doxalee bu ñu ci doxalee woon yeneen ak yeneen ak yeneen kon xale yi toog ci dëkk àll yi te amuñu ay kayitu juddu xale yi fay toog te jànguñu yëpp dinañ jàng parce que man loolu dama ko doon suivre doon gis que ne GIE yooyu ngay wax bu ñu duggee ci benn dëkk ku ñu fa fekk ñu ngi lay jàppale pour que sa doom yi nga yoroon ci biir kër gi am na lenn lu ñuy dépenser ci ñoom ci chaîne de valeur boobu ngay wax noonu ci lañ koy génnewee pour que ñoom ñu mën ko am kon yaakaar naa ne li mu doon wax démb la ngay dàqee kéwal mu jëm ci àll ba dàq ko mu duggaat ci biir kër gi mais ku réer mënta gindi ku réer il faut que ñun ñu xam li ñu am ñu xamal ñu ko boo nee meew mi ñu ne ko doon ratt dafa salte ci pot la ko rattee te yow mi koy naan la ngay naan moo gën a salte ndax xamoon luñ ko parce que ka ko defar lu la wóor ndax yow jullit nga àqan lu la wóor ndax moom lim la jox xalal la est-ce que meew la est-ce que moom meew la parce que ku nekk gis na ne iñaam bii di jógee ci sama mbokk yi Abidjan gii ma dëkk léegi am na ñu koy def meew kon yooyu yëpp jar na bàyyi xel allo foofu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum wa rahmatullah marché grand yëpp rawatina moom Moussa gérant bi brigade de recherche centrale ak waaye ndaw Samba allo yow xanaa da nga nekk ci publicité allo 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 dem na ba tax na loolu noonu yëpp daf ñuy tiital boo demee ci soble bi ñu ne soble bi dafa bari ndox te ñun bu tubaab ba ñuy jëli mënuñu koo togg du normal parce que buñ ko toggee danaan këcc këcciiral du saf du neex ñu ci bari mënuñu koo togg madame moom xam naa mën na koo togg mais sama genre gii jógee Kayal ak kër Amadou Yàlla buñ ko toggee danaan këcc këcciiral kon bu ndox bi ba tey moo ñu gën a arrangé ba tey damay dellu rek fa ma dëkk nga dem ci Abidjan gi fekk leen ñoom moom la ñuy lekk boole ko acca Québec àlla koo bi mu saf sàpp neex ba bëgg a dee nga ñëw fii boo nee pomme de terre bi
ñu ne mënuñu ko saaf boo ko saafee léegi dafay lax ñu jëlaat pomme de terre boobu jàllax mu dem ñu jëndi bi nga xam ne dañ ko dugal ci ay mbuus xamoo kañ lañ ko dencoon xamoo ndax pomme de terre la xamoo ndax leneen la xamoo ndax temps bi yàqu na wala yàquwul. très bien loo indi lenn lu nekk viande hachée nga mën a dem taxaw suñu nag yi baax nañ. nga dem léegi ñu hachée la. jëlaatal ki ci. salaamaaleykum wa rahmatullah. allo. maaleykum salaam Eva Tra na ngeen dem. ñu ngi sant fi yàlla. alhamdulilah na ngeen def ak coono. ñu ngi sant yàlla bu baax di kontaan ci sa woote. déwénati ma maa ngi wootee ba Bamako. ba Bamako. ah yekkal ñu ci taux bi ngeen fa am. ah moom daal moom xam naa ni daal moom consommé local bi daal moom xam naa ni. waaw. boo leen ci mën a système moo gën ndax fii moom. waaw. wax fa dëgg yàlla gis nga kii bii nii kenkaliba bi nii. waaw. moom la ñuy baxal def ci naana boole kook dégg nga maam lu ñuy wax soo. bu baax. gis nga furu bi dugub ji lañ koy defaree ba mu baax comme beñab dugub. waaw. moom la ñuy ndekkee gis nga boo fi gisee màggatu jigéenu 60 ans bu waddee yëpp ci moto nga ni déedéet. billaay loolu dëgg la. maa la ko wax Ndoye Bane moomu ñoo maase dëkk benn pir. maa ngi koy jaale papaam Baye Ibra Bane moomu maa ngi ko koy jaale. Baye Ibra. waaw yow la kan. man la Astako. Alsaan Ngom. Askase man la Askase. Askase. waaw suñu maam sax dafa wàññeeku démb ci ngoon. waaw yëg naa ko. yàlla na déggoog suñu borom. ñoo maase waaye fi mu toll nii boo ma gisee da nga naan ma déedéet maa ngi Ndoye Bane maase wuñu lekk yi consommé local ci boppam dafa baax. dëgg la. jaajëf Askase. maam bi nga boo ma gisee boo ma mu ne ma kii Askase la nga ni ma déedéet. dëgg la. ay génération 77 lañ. waaw. waaw xoolal ma lor rek. waaw doy na waar de. yow de kon da nga xanaa da ngaa am ñam joodo foofu ca Mali. di chiffre nag dégg nga. da nga moytu de dinañ la ñam joodo foofu de ñoom Eva ñii. waaw entre parenthèse xam naa miyaa maye ma wax leen yéen ñi da ngeen a am foofu problème ambulance ku dee foofu da ngeen a am problème indi ko. waaw. loolu mooy seen problème Mali sénégalais yi nekk foofu ca Mali. très bien moo yóbbante ko ñu ngi nuyu d'ailleurs cadre sénégalais yi nekk ca Mali. ñu ngi fa taxawaay bu rafet macha allah. am na ba tout le temps man maa nga fa ma nekkoon rek. waaw ndekki nañu. xëy nañu ñangoon ca ba ngoon ma ni fruit ak légumes yi nga xam ni. mooy dugg ci dund gi. waaw suñu añee ba pare ñoom Eva day taajal imam dessert. dessert ba day am jus. des fois dañuy xeeb suñu jus yi femmes yi nga xam ne comme femme bi dëkk Kaffrine woote woon démb. jus yi nga xam ne ñoom la ñuy defar ak ñoom seen. ñoom dañuy préférer dem ca supérette ba ca grande surface yi jënd fa ay jus yoo xam ni tout le temps bitim réew la ñu jógee. xamuñu nuñ ko defaree xam ne man ndox lañ ko defaree. yan produit lañ ko defaree et tout léegi nag dessert bi lan nga ci ciy wax. voilà dessert bi déjà damay joxe yenn tegtal yi d'abord. yooyu yu am solo la sur le plan diététique xam ngeen ne dessert mooy njëkk plat de résistance. sur le plan diététique docteur da ngay dellu si de parce que tey wax ju am solo nga wax ndax ñenn ñi dañu yaakaar ne dessert moom la ñuy tëjee. waaw du loolu nag. waaw kañ. parce que dessert boo ko tëjee. dafay yàq digestion bi. dëgg la. loolu tamit ñu bëri dañ koy jaawale tey bu fekkee ne da ngay lekk mango. fexeel ba lekk ko waxtu balaa ngay. añ waaw fekk dara nekk contraire bi la ñuy def. parce que fibre yi bëri na. waaw am na nu muy def digestion bi produit toxique lay ëpp lu muy indi autre chose. waaw ñun nag dañoo judd fekk sunu maam. waaw di def loolu sunu maam bu jigéen day xaar ba sunu maam bu góor añ ba pare mu daggal ko mango. sunu bàyyi yar ci loolu. waaw mais monde entier noonu la ñuy def. waaw en fait monde entier boo demee Europe noonu la ñuy def boo demee mais loolu sur le plan médical sur le plan diététique. loolu ça se fait pas. c'est comme koo xam ne dafa lekk léegi naan ndox bu sedd. loolu c'est une catastrophe sur le plan diététique. nga lekk sa lu tàng jër pare jël taasu verre bu sedd. waaw loolu amul lu ko gën a bon. sur le plan diététique waaw parce que yow acide chlorhydrique bi nga xam ne moom ci estomac bi moo waroon def digestion bi boobu da nga koy dissoudre. donc yooyu yëpp dafay bon peut-être beneen émission mën nañ ci wax sur le plan technique maintenant ma ñëw ci li nga xam ne moom la ñuy defaree fii te di ko produire Sénégal. mooy loo xam ne également c'est extrêmement important sur le plan
diététique wax nga fi jus mais y a pas pire que jus yenn jus yi en tout cas yenn boissons yi pour indi feebar yi nga xam ne c'est des maladies non transmissibles boo gisee yenn cancer yi et cetera c'est consommation jus de manière excessive juste après les repas. mu ngi mel ni boobu nag mun naa ko citer mu ngi mel ni nga lekk ceebu jën ba pare naan coca. wala naan. beneen boisson daal boo xam ne boisson gazeuse la. d'abord nañu jàpp ne boisson boo si naan jël nga moitié paquetu suukar naanaale ko parce que loolu la dans la production. su ngeen demee dans la production noonu lañ koy produire. c'est du sucre en majeure partie ak produit yoo xam ne dara baaxu ci. à côté de cela Sénégal ñu am chance extraordinaire yoo xam ne suñu produit la dañ koy xëccoo à l'extérieur produit yu mais presque magique bu ñu jëlee liy jógee ci guy muy buy tey jii nii amul lu ko gën ci pour nekk tonique pour nekk antioxydant bon sur le plan moléculaire boo waxee tonique ak antioxydant. bu ko wax Eva tonique bi mooy. waaw tonique bi mooy loo xam ne daf lay jox cawarte. antioxydant xam nga da lay yëngal bu baax voilà jox la cawarte ñaareel bi antioxydant xam nga cellule ni mu mel. dafay am loo xam ne lu toxique moo ciy nekk. très souvent su ma ko expliquer simplement daal. boo xam ne mooy indi dégénérescence cellulaire bi cellule bi di yàqu. am na produit yoo xam ne nag lu cher a cher lañ koy jëndee extérieur mooy détoxifier loolu cellules yooyu. buy ci la bokk. d'accord corosol ci la bokk. corosol muy graviola lañ koy tuddee. corosol dafa am vertu extraordinaire c'est-à-dire organes yi ci bopp ci seen bopp lay joxaat cawarte ak ñu dund muy rognon muy foie muy poumon ak yooyu mi ngi fii ci biir réew mi te ñu mën ko consommer am na beneen bu am solo boobu sax produit molécule bi sax soo xoolee ni mu tudd sax Sénégal la jógee muy Deuterium sénégalensis muy ditax moom également la même chose sur le plan tonique utilisation vitamine C et cetera antioxydant produit la boo xam ne bu ñu ko utiliser loolu effet yooyu lay jox ak bisaab bien entendu naturellement bon am na feneen fu muy meññee fu dul Sénégal dëgg la mais Sénégal tamit oseille vert oseille de Guinée waaw bëri na fu muy meññee waaye mi ngi meññee Sénégal tamit donc loolu tamit également dafa bokk ci yoo xam ne consommation bi am na solo waaye nag ni ñu koy defaree waruñ ci def loo xam ne dafay colorant la waruñ ci def colorant suukar bi nga également bi nga koy utiliser bu fekkee ne yow da nga ñëw utiliser bisaab def ci même quantité de sucre que li ngay dugal ci Coca-Cola amoo avancé ci li ngay def donc nañu moytu suukar bi nga xam ne saccharose la suukar boobu baaxul suukar bi nga xam ne tey mooy suukaru beg bi loolu loo ci consommer rek lu bon la ci sa yaram. te docteur li ñu koy consommer. te li ñu koy consommer dafa bëri lool donc am nañ produit yu extraordinaire mais nañu fexe ba tamit buñ ci yokk loo xam ne waru ci yokk mooy suukar bu bëri bi mooy également yenn colorant yi. donc maintenant léegi yenn produit mango produit de luxe la. mango. tey moo ëpp demin raisin moo ëpp demin. cerise moo ëpp demin yi nga xam ne bu ñu ko importé fii dañu gis prix bi doy waar. man daf may jaaxal. ba ci wàlli ferñeent. moom mango dégg naa. non mango tey jii nii suñu jëlee son activité ci biir tube digestif bi. xam nga tube digestif dafa am loo xam ne daf ko soxla loo xam ne ay fibres la da koy soxla en permanence mais comme ñun duñu consommer bu baax fruits et légumes. mango dafay produit boo xam ne li ci manqué noonu yëpp ci fibre dina ko indi donc am nañ ko te cherul en tout cas su ma jëlee ñun li ñu koy jaayee extérieur ak li ñu koy jaayee fii njëg yi bokkul c'est 10 fois plus cher à l'extérieur que fii donc loolu tamit également ak te yooyu c'est ce qu'on appelle des anacardiacées mooy mango ak anacardium occidental mu ñu naan cajou
cajou mooy pomme bi. dañ koy utiliser noix bi dañ koy utiliser. très bien mooy dark ñu teg voilà foofu dark loxo. café waaw. cajou boobu xam naa bëgg nañ la laaj sax fu mu ne ni daa ca bare la. waaw ndax lii xew a xew. salaamaaleykum. allo maaleykum salaam maa ngi wax allo de kenn wuyuwul. ah baal nu ah ñu ngi lay wax bisimilah nga jàkkaarloog docteur Malick Diop. allo waaw. allo. allo ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg bu baax. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. na ngeen def. ñu ngi sant yàlla di kontaan sa woote. voilà dama bëggoon participer parce que ñu ngeen doon wax sànq ci affaire soble bi. waaw. donc soble bi xam nga su ñuy def ñu ko defee ci engrais chimique bi moo tax soble bi conservation bi du yàgg. ah. waaw te xam nga jigéen ñi ne soble bi soo ko defee ci frigidaire bi sax day gaaw a nooy. donc il faut que ñuy defar soble bi ak engrais organique pour mu mën a yàgg parce que soo ko defee engrais organique soble bi mën nga ko denc 6 mois 8 mois du yàqu. d'accord te dafay dëgër comme soble yu jógee France loolu mooy problème bi mais tant que ñu ngi def soble bi ak engrais chimique bi soble bi du baax. mooy comme carotte yeeg pomme de terre yeeg yëpp noonu lay mel day gaaw a yàqu. donc loolu mooy indi soble bi di gaaw a yàqu indi soble bi du am caf ga indi soble bi du neex. d'accord loolu mooy kii bi ñëpp xam nañ ko mais tant que ñuy continuer noonu duñu am production bu baax parce que soble bi ci boppam graine bi semence bi baax na. mais ni ñu koy fertiliser moo baaxul. loolu moo tax soble bi du am solo te gaaw a yàqu d'ailleurs bu ngeen fekkee producteurs yi pratiquement dañuy perdre 20 à 30% seen production. di ko gaaw a jaay rek duñ ci am njëg. loolu mooy indi problème bi donc il faudrait que ñoom ñi nga xam ne ñoo ci nekk yore affaire yooyu ñu jéem a seetaat nan la ñuy béyee soble bi nan la ñu koy fertiliser ak ban ci bu engrais lañ ciy def. très bien. loolu mooy wax ji. d'accord. waaw loolu mooy wax ci soble bi c'est très important mais chaque fois suñ ko waxee dañuy occulter wax jooju wax leneen. yow ci ban ñu ngi rafetlu sa woote ban secteur ngay yëngu. man maa ngi yëngu ci damay produire engrais organique. ah d'accord. alors loolu mooy sama liggéey. waaw engrais boobu nga xam ne moom ngay produire gis nga ne moo war a dem ci soble bi. 6 mois du changer poids du nëpp du def dara. nga bàyyi numéro mais fertilisation bi moo baaxul. d'accord bàyyil sa numéro à la régie. dañ la woo pour beneen élément. docteur lan ngay tontu. kii woote ñu ngi koy nuyu bu baax. waaw dama ko ci tontu bon xam nga engrais yi organique yi yeneen engrais yi également NPK et tout ça il faut que mu xool ñu xam également que am na yeneen facteur yuy jouer ci soble yi variété yu du benn. léegi engrais boobu muy wax engrais organique mooy bu jógee ci gàncax bu ñu wala. waaw moom mooy bu naturel bi mais problème bi du loolu problème bi. waaw am na lu mu wax parce que dafa lu mu wax loo xam ne mën na nekk yenn engrais yi boo ko utiliser c'est production yu élevé la mais loolu beaucoup plus à l'étranger lañ koy gën a gis. mais ñun am nañ 2 variétés yoo xam ne du benn. d'accord soo jëlee variété Mercedes moo ëpp ndox mooy bu weex bi noonu. moo ëpp ndox moo gën a mag. waaw ça dépend maintenant des pays ñun dem nañ Espagne. yóbbu fa violet de Galmi nga xam ne bu ndaw bu xonq bi tuuti bëriwul ndox yóbbu fa Mercedes mais ñoom Mercedes bi lañ soxla woon parce que dañ ko doon utiliser pour table. d'accord. violet de Galmi dem nañ également Côte d'Ivoire pour exportation d'oignon. ñu comparer violet de Galmi ak beneen yoo xam ne nigériens yi ñoo ko doon indi yenn yi burkinabé yi doon indi mais ivoiriens yi ñoom violet de Galmi bi jógee Sénégal loolu lañ bëggoon donc variété yi du benn. ku nekk ak li la neex. ku sa nekk voilà c'est un choix. comme Ndoye di wax ki nga xam ne moom mooy togg. moom moo naan ah man xëy na importé bi jógee Hollande laa bëggu am na ñu koy wax. dañ naan importé bu jógee Hollande moo leen gënal. ñenn dañu naan ah man violet de Galmi bi laay toggee et cetera donc tout ça. bon la partie engrais organique mën na dugg en compte mais tout ça tamit dafay jouer ci. mais man bi may déglu docteur sànq ba léegi suñu soble bii nga gis ma mi ñenn ñi naan la dafay jege soble échalote xaw ma moo gën a neex. lu nekk ngay dégg. waaw ça dépend. man bi may déglu docteur sànq ba léegi damay gën a am tiit. parce que damay xam ne kon ñun ndekete ñi ngi sol yaram jigéen boo seen muy dem boo ko ne dama am yaram bu la certificat de respect. mu ne. boo amee yaram dañ naan la certificat de respect bi nga bàyyi ci ginnaaw mais ndekete yoote ñun
non docteur kii man la nag tey damaa yaru rek xam nga ndekete ñun ñi ngi sëgg ci musiba rek di mais respect doxalal waaw demal xam nga am na ko ko fi am certificat bi am na ko ko fi am xam nga ba tax na ñun ndekete lekkuñu mais dañuy sol ndaxte boo xoolee suñu xale yi ni ñuy gaaw a màggee te duñu dëgër mag ñi ku ci daanu maara day taali nga gis nit ñi feebar yu mboosoor yi nga xamante ne warul woon sax mën a dal nit buy dundee yenn yi ki doon wax ak Ndoye Bane sànq mu wax li ñuy ndekkee Mali nga xool tey boo demee Abidjan tey baka bi la ñuy xëy lekk boole ci ak seen yeneen galette yi ñuy defar région bi céréale daf leen amal solo lool. daf leen amal solo ñun Sénégal céréale lan lañ ciy lekk. xam ni léegi la booy xool ñu dem jël chips bi nga xamante ne dafay tax suñu doom yi du ñu am appétit pour lekk. ñu jël ko di chips. day ko jël di ko jox xale dootu lekk ci li ñuy togg ci kër gi maa la wax lii. xoolal dañ koy jël di ko sol suñu doom yi. duñ leen ruyal. te buy bi docteur di wax sànq. soo jëlee buy bi boole ko sunguf bi xooj sunguf bi teg ko. boo ko boolee ruyal ko sa doom mu di ko lekk léegi tey xale bi comme dóor nga. Eva loolu booy 90 yi la soo seetlee sénégalais soo ko taajalee boolu ceeb da ngay dem sa kër jox fa dépense ñu war laa toggal ceebu jën ñu dem duggi jënd jën yi mag jënd légumes yi def ca et tout ba taaj ko ceeb ba la ñuy lekk ak jën ya bàyyi fa légumes ya. baan yaa ngi sore sax mais suñu temps de cuisson rek rey na suñu ay légumes. c'est ça léegi nag xaw ma lu tax ñu tuddee ko nag ceebu jën ndax ceeb bi du ay jën rek la am ceeb la jën carotte nawet la ci des yëpp sénégalais yi tuddee ko ceebu jën. mënoon na ko wax ceeb ak supame wala ceeb ak naajo wala ceeb ak carotte mais ceeb jën dafaa nekk ki moromam mais sénégalais bi ceeb bi lay lekk ak jën yi bàyyi fa ya ci des xam naa loolu tax ñu tuddee ko ceebu jën lan moo tax sénégalais bëggul légume du lekk légume man loolu jaaxal na ma. waaw xam nga boo jëlee sur le plan culturel aussi. que ce soit diététique et cetera ku si nekk da nga am sur le plan culturel ni ngay consommer. Européens yi ñoom dañuy jël entrée si entrée nag la ñu def le maximum de légumes te ñun en fait. entrée boobu la ñuy gën a lekk sax ko suite bi voilà entrée boobu dañ ci dugal def vraiment lépp luñ mën ci légumes. suñu ko consommé nag après jël plat de résistance bi. mais ñun soo xoolee dañuy ñëw rek teg bool bi bu ñu ñëwee rek teg bool bi effectivement am na yenn cuisson yoo xam ne dafay yàq bu baax a baax. les produits yi nekk ci biir produits yooyu ñi nga xam ne ñoom la ñu consommé mooy légumes yi. parce que légume boo xam ne tey. carotte boo xam ne da nga ko lekk cru. bokkul ak carotte boo xam ne da nga ko def 100 degrés pendant 1 heure. très bien bokkul c'est-à-dire lu ci bëri tamit dafay mais docteur ñun tamit amatuñu légume bi tax ñuy wax légume de. am na bu baax c'est-à-dire la consommation bi dafa yokk bu baax. moo tax maa ngi lay wax tey 120 000 tonnes carottes boo jëlee soble ñu ngi yegg si autour de 400 000 tonnes. et cetera pomme de terre. yegsi nañ autosuffisance et cetera donc su fekkee ne légumes la ak fruits aussi augmentation exponentielle lañ am production bi mais ni ñu koy lekkee nag loolu c'est culturel c'est-à-dire ku si nekk moom mooy xool naka ngay consommer ni ñu consommer ceeb du noonu la chinois yi di consommer ceeb man boo gisee chinois yi ni ñu consommer ceeb dañ koy teg ci bool yu ndaw jël seen ñaari baguette et cetera di ko consommer bokkul ak ñun nga xam ne dañ koy def ci diwlin dugal ko ci inde et cetera donc si ma ñëw ci ndox mu tàng boobu ma doon wax tamit loolu lu am solo la ndox mu sedd kenn du ko naan boo lekkee ba pare dañ ko soppul sax nag pour commencer loolu moom kenn du ko def maintenant alternative bi nit ñi parce que dafay def vasoconstriction c'est-à-dire vaisseau yi da koy tëj alors que da nga ko war a dilater c'est-à-dire lu tàng mooy dilater lu sedd mooy tëj. soo xoolee bu sedda boo nekkee à 0 degré da ngay kii nii da ngay tout est dilaté tout est concentré. vasoconstriction alors que boo nekkee si tàngaay c'est différent. da ngay ñax di kii. donc ndox noonu lay def ci biir yaram. donc moo tax par exemple les Chinois ce qu'il faut te foofu ñoom ëpp centenaire ci monde bi. ñoom ndox mu tàng rek la ñu naan. de manière permanente ndox mu tàng. soit tee lañ koy def. wala leneen waaye duñ ci def suukar nag. mango am na waaw dama bëggoon a bàyyi añ bi ñu dem ci reer bi. waaw cere yi mbuum. cere yi baase. cere yi lan.
cerey gang cere yooyu nga xam ne moo amoon surtout soo ñëwee taxaw ci cerey mbuum waaw soo ñëwee taxaw ci cerey mbuum léegi dam lay jox loo xam ne ba léegi li ñu xëccoo à l'étranger cere mooy Moringa oleifera Moringa oleifera donc dafay produit boo xam ne mooy mbuum boobu ñuy utiliser nebedaay boobu ñuy utiliser dañ koy xëccoo ñoom bañ nañ ko ba dañ leen di ko defal ci sachet yu ndaw 10 euros sachet yu ndaw lañu poudre di ko jaayee 10 euros mooy 6500 tellement dañu ko soxla parce que xam nañ propriété nutritive yi Moringa dem na ba am na ay études yu ñu defoon au niveau du laboratoire de pharmacie à l'UCAD yoo xam ne dañuy xool propriété am naka lay agir ci pancréas ba lutter contre pas lutter contre le diabète mais day wàññi vraiment suukar bu bëri bi nga xam ne moom mooy nekk ci biir yaram yi donc tey ñëpp ñu ngi koy xëccoo ci àdduna ay ñun dañ koy voilà ñun daal pour ñun du dara te loolu boo ko boolee ak mil bi macha allah lekk nga lekk boo xam ne bëriwul diwlin lekk nga lekk boo xam ne macha allah constituant protéique yi constituant lipide glucide yëpp ñu ngi ci biir te li nga xam ne tamit moom mooy defar sa yaram mi ngi ci biir donc loolu tamit loo xam ne la mi ngi fii mi ngi suñ kanam cherul te loo xam ne la mën nañ ko consommer. te ku ko ci bëgg a xam sax jëlal sa màgget bu nekk ci kër gi rek xaw a am problème mu suukar. nga jël poudre moringa bi di ko saupoudreel ci lu muy lekk. exactement wala nga ko jox 4 grains par mais les Européens le font en permanence ñoom dañuy saupoudrer rek. maintenant suñu paree ci ndoy baan ndoy man kay dam bëggoon suñu reeree ba pare. waaw fii Sénégal fii ndekki nañu añ nañu reer nañu ba pare. nga dañu ñëw nag ci affaire kii jubutati yi les costumes made in Sénégal comme yii nii nga xam dañ koy defar fii ci Sénégal. est-ce que yéen présenté ngeen ko ci yeneen dëkk yi Europe ak wala. alors damay joxe juste exemple bu simple man li ma sol nii. waaw ki ko defar moom. Italie la nekkoon. di liggéey foofu. allo salaamaaleykum docteur allo salaamaaleykum. maaleykum salaamaaleykum. allo. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi leen nuyu yëpp. ñu ngi lay fay yëpp. ba leen ma mi baaxul. waaye baax na ñu ngi lay dégg. parler local comme on parle de consommer local ma parler local. c'est vrai dëgg la. voilà émission bi vraiment c'est une bonne émission. merci merci. donc concernant consommer local bi. man lu ma ci gis il faut que nit yi ñu ko changer seen habitude un peu. tout à fait. parce que tant que man gis naa tey ndekk bi ku naanul café meew mburu beurre chocolat tu n'es pas content. vrai. def ko ba mu far il y a mieux que ça. man dama koy def mais je parle en général. Il y a mieux que ça. Le fondé qu'on voit là. Ça, il n'y a pas mieux que le fondé le matin. C'est vrai. moom la bambara di wax moni kalama. Voilà, je dis fondé, je parle soninké. Voilà, il n'y a pas mieux que le fondé le matin ou même le téré et le lait là. Pour les enfants, surtout ceux qui vont à l'école. C'est vrai. Ça leur donne la force. dëgg la. Ça les réveille en classe. dëgg la. Des fois, le café déjà, c'est pas bon, et le thé, tout quand l'enfant il boit, c'est pas du tout, c'est pas bon non plus. Ça donne de l'anémie des fois aux enfants, on ne sait pas. Voilà, monsieur le docteur, il est là, peut-être il peut dire vrai ou faux. Et vous voyez, en Europe, nos enfants, on leur donne que du céréales et du lait. Il y a le café, il y a tout que pour les grandes personnes. On ne leur donne même pas du thé. On leur donne que du céréales, ils sont contents. Donc, il faut savoir que consommer local, il faut qu'on habitue nos enfants à ça. Et les grandes et les personnes âgées aussi, c'est important. Le fait que le monsieur vient de parler, il faut le faire. Moi, je suis au Sénégal il y a 2 ans avec mes enfants. Vous m'excusez, c'est un peu long. Je vous jure, mes enfants,
ils n'ont jamais demandé maman achète-nous un hamburger ou ceci cela. Ils ont oublié tout ça. Machallah. C'est moi qui leur fais plaisir des fois. C'est vrai. Mais je vous jure, ils mangent que le consommé. En plus, le consommé local, hein, même moi, si je vais dans les marchés, je cherche consommé local. Très bien. Parce que c'est important. Il y a plus de vitamines, il y a plus de santé. Et en plus, ils vont habiter là où ils vont vivre. Elle a tout dit. Ando Baraji, comme on dit. le secteur de l'artisanat. Secteur artisanat, par exemple, avec le costume made in Sénégal. Docteur mi ngi doon wax. voilà dama doon wax ni dañu période Milan la. Un peu avant d'ailleurs Expo Milan 2015 donc ñu dajee fa ak benn doomu Sénégal boo xam ne moom haute couture costume haute couture la doon def foofu noonu Italie yàgg fa def fa 15 ans. toog ba si yàgg dellu si fii après ne haute couture boobu dama ko war a un peu adapté au modèle sénégalais. c'est-à-dire du nekk ñetti abdu comme Ndoye Bane ni parce que Ndoye Bane mun na bon ñetti abdu bi ça peut être un truc cérémonial et cetera mooy loo xam ne mën nga ko sol tous les jours mën nga ko utiliser également même à l'étranger dans les réunions séminaires et cetera il a commencé à adapter haute couture bi à ça c'est Sartori Sène là Ibrahima Sène donc bi état accompagne ko nag ak BNDE ak FONGIP et cetera ba mu yokk dooleem actuellement mi ngi ci parc industriel bi nekk Diamniadio di produire en grande quantité. ñun nag bu ñuy daan dem dans les foires salons exposition dañu ànd ak moom on est allé avec lui dans beaucoup de pays mais bu ngeen xoolee étranger yi bu ñu ñëwee mais dañu xëccoo costume yi parce que c'est adapté un peu à leur style et c'est made in Sénégal mais loolu également il faut que doomu Sénégal yi tamit di ko jëfee te ñu koy sol ci bureau yi que ñu koy sol partout bon par exemple man à l'étranger moom y a même pas de débat man je ne porte que ça parce que foog ma wane ne waa Sénégal lii lañ fay defaree et cetera c'est la même chose également pour yenn artisans yi ñu nekk dans la maroquinerie ñu nekk également dans léegi par exemple bijoutier mais également ameublement tey ameublement l'année dernière enfin pas ren waaw l'année dernière donc dem nañu Stuttgart ci salon ameublement ambienté bi nga xam ne moom moo ëpp solo quasiment dans le monde ñu yóbbu fa yoo xam ne ay pagne tissé ay meubles yoo xam ne pagne tissé la origine Sénégal ak bois boo xam ne ñu ngi ko jëlee Sénégal et cetera confection bi nga xam ne lépp 100% Sénégal la jóge yooyu tamit dañ ko doon xëccoo c'était une attraction donc Sénégal tey jii nii comme Ndoye ni nga ko waxee mën nga lekk matin soir loo xam ne si Sénégal la jógee même meew boobu ñuy wax meew am na waaye dute am na. waaw salaamaaleykum kenkeliba Cheikhaw. pañ tissé boobu mu wax daf ñu yóbbu ci AGOA ndax gis nañ ne. allo ñu koy dugal Amérique du ñu fay te loolu. dafa am lu taxoon allo salaamaaleykum allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi leen di nuyu gàttal nuyoo bi rek di leen sant ci émission bi. jërëjëf. yàkkamti woon dugg nag. kon bisimilah. sama local dafa ma ñor trop. dëgg la. d'autant plus que dama vivre à l'étranger lu yàgg ñibbisi. je me suis rendu compte que nii vraiment fàtte nañu lu ñu waroon lekk. étranger ba Amérique ga ma nekkoon. ñoom fi mu nekk bi jabaru Barack Obama ñëwee. daf leen sensibiliser ci affaire naka la ñuy lekkee ak lekk bu baax. naka la ñuy lekkee. nu ñuy lekkee ak lekk bu baax. ba ñoom ñu mujj léegi ñoom ñëpp dañoo conscient ci affaire lan mooy lekk bu baax lan lay def sa yaram. man nag dama leen di invité ñu commencé ñaax population bi parce que maa ngi dégg Ndoye Baye sànq mu naan borom kër bi bu joxe dépense am na insister ne lii ak lii la bëgg. mais defe naa jigéen ñuy togg dañoo xamul soo leen waxee la ngay togg lii lay def ci yaram lii lay def sa njaboot lii lay def ci sa santé je t'assure approche bi dina changer ak doole. dëgg la il est grand temps que ñu changer approche. ndax man damay gëstu lu bari ci affaire nutrition du ma nutritionniste sore naa fa trop mais mujj naa ci sore ba defe naa ni diplôme ma manqué.
ndax bëgg naa lu may lekk ak lu may jox sama famille yëpp ñu xam valeur nutritionnelle bi ci nekk. waaw xam nga ñun sénégalais li ñuy toggee dañuy am tendance muy baax lu yàgg di tàng lu yàgg ma ñëw ci diwlin bi mënuma comprendre ñun ñuy produire diwlin temps yi maa ngi woon bitim réew mbas mi tëj ma fa ma ñibbisi di wër huile d'arachide ñëpp di ma ree boutique bi ma dugg ñooy ree naan ma madame loolu amatu fi huile d'arachide amu fi am sax boutique yi bu may wax naan ma chinois yee jënd yëpp mais loolu c'est inadmissible diwlin mënul ñun huile d'arachide la ñu xam ceeb yi ñuy togg ceebu jën bi surtout huile d'arachide dañ ko daan toggee te nañu wax nit ñi utilité huile d'arachide pour nga comprendre Sénégal gii rek boo duggee ci magasin yëpp mu nekk huile de soja de tournesol mais il y a 10 ans de cela man yooyu façon huile xamuñu ko woon sax pourquoi léegi ngeen dem jël ji ay huile u jàmbur yooyu yëpp ñoo yaa ngi dellu ci jamonoy huile ñaani la defe na ca Sonacos waaw alors que huile d'arachide moom mooy huile bi nga xam ni boo ko chauffé dina marche te suñu système mu togg yëpp noonu la waxuma ñu chauffé nag ba muy sens déedéet mais au moins li muy jëriñ ferñeent bi muy def suñu yaram nañ ko expliquer nit ñi à force ñu leen koy expliquer je vous assure que approche bi dina changer inchallah loolu daal laa ci bëggoon dolli te xam ni nag réew mi buñ ko bëggee defar nañu nangu consommer local ndaxte bu ñu ko deful ñi ñuy jéem a roy ñoom léegi ñi ngi commencé suñu buy bi léegi des na tuuti dootuñu ci jotati ndax bitim réew boo fa accès ku ci nekk naan la baa indaaleen nga ma buy ba ci tubaab yeeg yëpp dëgg la nag xam li ñu am xam suñu valeur te nag naan bii dafa cher ma gàttal sax si wax bi rek gis nga soble bii ñuy wax mais soble bu xonq bi nañu wax nit ñi valeur nutritive waaw bu xonq boobu ñuy bañ waaw demal restaurant dans les pays étrangers buñ la defee crudité toujours soble bu xonq bi mu ngi ci biir dëgg la léegi nag nañu commencé di invité ci télé yi ay nutritionniste bu ñu tàyyi ba sénégalais yi nangu xam lan la ñu war a lekk ñu changé suñu approche ak suñu mentalité dem ci boutique yi sénégalais yi di jaay lépp loo fa mën a jënd sa grosserie ak yëpp nga jëndee ko fa bu lu ñu manqué la nga dem ci grande surface yi dimbalante boobu mooy indi dëkk bi très bien merci beaucoup kontaan nañu loolu ci wooteem kon docteur mu mel ni wax bi toujours dafay dem ci jàngu togg ndax boo dee wax Eva daf lay wax maa ngi xaar duulin bi sens ñaata yoon duulin bi sens agul mënaguma cee def waaw duulin boobu sens nga def ko kër gi ñëpp sa xët léeg-léeg nga gis sax ñoo xam ne bu ñuy togg kaan yi dañuy dem ba yàq kaan yi bi parce que dañuy jël kaan yi doy na waar daal li ñu war a xam ba avant diwlinu gerte bi li ñu ci doon naxee bala ngay jox docteur mi ngi koy tudd sànq ay man li ñu ci doon naxee mooy par exemple ñun bawal da nga daan dem ci machine bi léegi segal ñëw sotti ci cin bi togg xëy na avant dañ daan wax naan diwlin bi da doon fuur mais docteur li mu wax ñun ñu koy toggee ba léegi xam nañ ne dawlin bi fuuratul xam nañ ne léegi dawlin bi baax na ba léegi te xam nga Eva bi ñuy waxtaan fii ci faju aada ak cosaan dama ne la jarul ñuy sonn parce que li ñu mën a fajee suñu doom yi mi ngi ci desit yi ñu yor ci biir kër yi mais diwlinu segal bii ñuy wax ni boo yoree sa xale bu xiiboon diw ko ci yaram bi par guddi bàyyi tànk yeeg loxo yi rek ndax da koy yokk da ngay xëy gis xale bi toll nu la neex te doo jël ay vitamine ak yenn yu bon banaan yëpp dik ko sol su xale bi sojee may ko ci benn kudd du def ñaari fan te xale bi wérul kon ñu xam ne loolu di faj noonu xale mbés maa mag mais nax nañ ñoo nax ba léegi ñun daal ñoo gàddu bërigo ndox di ñaan pot bu ñu naan docteur volet yi mu war a dikk dafa bare parce que tam wax dëgg yàlla li mu yor moo ko laaj ba ci wàlli cosmétique tey ñun li ñuy kontaan mooy diw bi Amérique la jóge diw bi France la jóge diw bi fii ak fii la jóge pourtant gis nañu ni nga ko waxee ca njalbeen ci sunu wàllu diw sunu karité bii ak yeneen yu ñu am yi nga xam ne mun na ko def ci sunu yaram mais c'est dommage parce que léegi tant que jógewul ci bitim réew duñ ko bëgg moo ne am nañu fii yoo xam ne mën nañ ci jëfandiku waaw nañu def attention ci affaire produit cosmétique diw d'accord parce que peau ñett la dañu naan li ngay gis nii mooy épiderme dëgg la après ci biir derme après ci biir hypoderme après deret bi déjà bu ñu jëlee waaw épiderme bi nag foofu la ñuy jëlee lépp lu ñu naan élasticité c'est-à-dire moom ngay gis ñu bëri tey jii nii
nga gis leen ñu am yenn âge yi doo leen jox âge boobu parce que peau bi xam nga lu élastique ak lu élastiqueul bokkul. waaw lu élastique gis nga boo ko defee nii dafay dellu lu élastiqueul da ngay xëcc muy dagg. donc plus ngay utiliser produit yoo xam ne baaxul plus ngay perte li ñu naan élasticité boobu te loolu ci épiderme bi surtout la nekk épiderme bi nag am na nu mu laloo xëy na temps bi du ñu ko permettre ñu wax ci. leneen li tamit il faut que ma xaw ko ci ñambaas tuuti balaa ñuy ñëw ci beurre de karité mooy bu fekkee ne ay corticoïdes ngay utiliser. waaw dina dépasser épiderme bi dépasser derme bi dépasser hypoderme bi yegg si deret bi. ndax fooraayam. waaw dafay mel ni lu ñuy naan la. c'est-à-dire soo xoolee des dermocorticoïdes. boo ko utiliser ci der bi. yu ci bëri dafay mel ni da nga koy utiliser di ko naan. moo tax muy dem def élimination bay dem def élimination rénale moo tax ñenn ñi du ñu comprendre ban lien mooy am ay entre problème rénaux yi. ak li nga xam ne da nga koy utiliser sa der. moo tax bu ma déggee ñi naan damay diw ay dermocorticoïdes loolu daf may c'est-à-dire loolu c'est une catastrophe sur le plan médical. mais loolu beneen sujet la mun nañ beneen dossier la mun nañ ci wax. ay akenya voilà léegi nañu ñëw spécifiquement si épiderme bi parce que foofu la ñuy travailler élasticité bi. alors dañu gis ne huile diw yi ëpp li ñuy dundal élasticité peau bi ci gën a baax biñ ci gën a ràññee mooy huile de figuier de Barbarie pépin yi mooy gargambosé bi mais pépin bi huile de pépin de figuier de Barbarie ñaari bokkul nag am na pépin am na leneen mooy ñam bi am na ñam bi ak pépin bi am na ñoo xam ne ñam bi la ñuy defar waaw jaayee ko prix bu cher alors que du loolu mooy huile bi gën a cher ci monde bi d'ailleurs am na fi mais tamit defar bi yombul parce que pépin bi la ñuy defar dindi ci diw loolu effectivement dafa am benn rôle bu am solo ci élasticité après su fekkee ne échelle des valeurs bi ci topp mooy huile de baobab bu ñu jëlee huile de figue pépin de figuier de Barbarie ak bi ci topp huile de baobab la xam nga am na benn huile bu ma tuddul boo xam ne sénégalais yi tey jii nii dañ ko def wax monde sax dañ ko def parce que réew bi koy defar dañ ci def publicité bu baax mooy huile d'argan ñu bëri naan huile d'argan mais bu ñu jëlee échelle des valeurs avant huile d'argan huile de baobab la te mi ngi fii ci biir Sénégal ci biir réew mun nañ ko utiliser pour karaw mun nañ ko utiliser pour peau te 100% la du boo xam ne huile de baobab loo xam ne dañ ci rax dara bu ñu jëlee nag maintenant les beurre de karité dafay loo xam ne tey dañu ko c'est-à-dire ñëpp ñu ngi koy wër sur le plan mondial te sur le plan cosmétique labo yi 20% rek lañ ci soxla c'est-à-dire bu ngeen xoolee labo yu bëri yi ñaan à l'étranger yi ñuy jaay très cher muy dafay am beurre de karité dañ ci bind beurre de karité da ngeen di xool bu baax formule bi ci biir di ngeen gis di ñu naan 10 à 20%. dëgg la te Sénégal bi ñu defar c'est 100% mooy bi jógee Kédougou 100% la te li ma ci gën a neex man am na ñu bëri ñoo xam ne ñi ànd ak ñoom tey à CEPEX am na benn salon boo xam ne Sénégal mooy seul pays africain bu fay nekk muy salon Pharmagora boo xam ne produit pharmaceutique la ak parapharmaceutique Sénégal c'est le seul pays africain bu fay nekk huile de baobab ak beurre de karité lañ fay wane mais dañ koy xëccoo te beurre de karité boobu li ma ci gën a neex comme j'ai dit ay femmes yu nekk Kédougou te centaines et des centaines de femmes ñi ngi ciy liggéey ñii ci witt bi ñii ci jàmbat bi ñii ci et cetera ba mu yegg si produit fini ñu indi ko Dakar exporté ko te loolu yëpp mi ngi ci biir réew mi te da ngay gis suñu entreprise yi koy exporté di ko jaay lu cher à l'extérieur dañ la naan waaw ñun ñu ngi koy jéem a jaay fii mais yomb la jaay c'est ça qui n'est pas normal. Sénégalais bëggul lu ñuy def bëgguñu ko. très bien dañ koy tegal or mu ne non man përëm bi jógee étranger Gàmbi gi di ko woowee diw ngalam. c'est ñoom bu ñu demee ba tuddee ko ngalam c'est parce que xam nañ lan la. Gàmbi boo leen nee karité ñun la diw ngalam. da nga koy tegal fii or wala jama
mu ne non am na përëm boo xam ne dañ ko importer États-Unis la jóge. kaaw la jóge. wala kaaw la jóge. kaaw la jóge wala use ba. docteur daal dafa bëgg a wax nii. dañuy toog ci saaku jamono di yóotu kilo or. loolay wax ji. waa léegi waxtu bi dañoo dem léegi européens yi naka la ñuy occidentaux yi naka la ñuy gisee nag produits sénégalais yi kon. macha allah ah non mais c'est-à-dire c'est des produits yoo xam ne tey dañ koy xëccoo à l'étranger ñun le pavillon Sénégal à l'étranger mais c'est autre chose. Mais gis nañ leen ci foire de l'agriculture. salon de l'agriculture soo xoolee les expos universels. nga xam ne monde entier ñoo fay daje. mais chaque fois le pavillon Sénégal dafay nekk une attraction. Absolument. parce que li ñu fay wane mais su ngeen xoolee les sacs des femmes. oui. en croco. en cuir. et cetera yi ñu defaree fii. man j'ai vu kooku loolu maa gis sa benn américain day ñëw fii defar 200 300. bu demee fële du ma wax turam. mais markam la ci def ci jo bu ko ne prix bu ko nekk la koy jaayee. cordonnier yi dinaa leen seeti fan yi dinaa dem ngaay yooyu. dañ ko war a bind defar saag yi. tudde ko maam Jaara Buso. di ko jaay. mais soo ko tegoon fii teg maam Jaara Buso teg joor la ñuy jënd. ñu ngi non c'est vrai dañoo xam ne Christian bu baax ku mel ni Mba. il est cordonnier. suñu xarit Néné Yaya on voit aussi ce qu'elle fait. muy lu rafet bëri na fii ñoo xam ni daal ay artisans la ñu fi nekk Ndoye Bane akimoo na vraiment yëf yi. mais bëggoon naa xam ASEPEX ñan lay xaar est-ce que yéen ay dem vers les gens wala ñoom ñooy ñëw ci yéen. loolu la ñu bëgg a xam. waaw ñu jeexalee ko émission ñaari la nag bu ñu jëlee ñun chaîne de valeur bi yëpp la ñu liggéey. d'abord dañu dem ci tool yi. su fekkee ne am na lu ñu fa war a defar ñu defar ko fa par exemple mango su fekkee ne dañu ànd ak DPV. def la traitement mouche des fruits ak anthractose et cetera. dañu dem ci artisans yi xool di leen travailler sur les normes au niveau artisanal pour que ñu mën a exporter sur les normes parce que pour ñu mën exporter foog ñu nekk aux normes. suñu paree loolu nag entreprise yi nga xam ne tey jii nii ñoo nekk ci biir réew mi. chaque fois bu amee mission économique et commerciale et cetera dañu ñëw inscrire. D'accord. Mais nag demande bi elle est beaucoup plus forte que l'offre par exemple bu ñu nee dañu dem benn expo. bi ñuy dem Milan on a amené en gros 100 entreprises au total. mais il y avait presque plus de 500 demandes. bon parce que ñëpp tamit dañu bëgg a dem et cetera mais au fur mais ni ñuy liggéeyee day tourner voilà day tourner dañu fexe ba. ñëpp mun a découvrir surtout à l'extérieur waxtaan ak jëndkat yi. de telle sorte que suñu dellu see mën a exporter. comme voilà docteur ñu ngi lay nuyu di la remercier. voilà maa ngi leen di fay di wax rek ne wax bi ñaar la yéen la ak doomu réew mi. parce que yéen li ngeen di def nii je pense que c'est bon d'avoir des émissions yu mel nii. yoo xam ne nit ñi dañu waxtaan ci loo xam ne moom moo soxal réew mi loo xam ne mbas mi wane na. te tey. dañu war a gëm suñu bopp. li nekk suñu réew. fi mu ne nii kenn mënu dem fenn donc ñun nañu doyloo li suñu réew. c'est vrai. maintenant ñun dañ ko daan wax mais xëy na nit ñi léegi ñu gën a déglu li ñuy wax. doomu Sénégal nag wax leen ne vraiment ñun on fait quasiment une trentaine de pays chaque année di def le tour mais gisuñ lu fees suñ bët. loo xam ne amul fii. très bien fu ñu munti dem nañ Japon dem nañ Kazakhstan dem nañ États-Unis dem nañ fépp mais gisuñ lu fees suñ bët loo xam ne nekkul biir Sénégal. donc nañu gëm ñun li nga xam ne Sénégal lañ ko defee parce que Sénégal wax dëgg yàlla la production elle est extraordinaire te nañu ko gëm. jërëjëf docteur xam sa bopp la ñuy wax ak gëm sa bopp. jarul ñuy tiit ndax lépp am nañ ko fii te wax ji wane na ko daañ ci gën a xuus ànd ak ñi nga xam ne itam ñoo nekk ci wàllu consommer local soxna Linguère. wallaay xanaa li olof di wax boo takkoo ba tekki da ngay tekkil say mbokk lu ko may bu say mbokk takkoo ba tekki teggi la li fi xew dafa ñaaw. ndax boo takkoo ba tekki. da ngay waaw tey damaa yaru. non boo takkoo di wax ma. tey da nga yaru. alaa ñaaw non doo ma ne tey damaa yaru. da nga yaru boo takkoo ba tekki da ngay tekkil say mbokk lu ko mooy bu say mbokk takkoo ba tekki teggi la te jëggaani dafa fekk yoroo dara. wax dëgg yàlla am li ñu yor riche nanu ci jàpp ndaxte li ñuy jël di ko génnee réew mi muy dem alal la ju ñuy perte te ñun dañoo nekk ci yoonu wut amaguñu. te kii wut amagul du sànni ci fenêtre. très bien delluwaat nag di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kay di jaalekat Moustapha Souran
nga xamante ne ni dama naan doomi soxna Bintu moom Serigne Modou Moustapha moom Cheikhul Khadim kooku dama naan sama doomi bàjjan wala ma ne sama nijaay li ñu bokk lépp mënuma ko wàññi ndax yaayam fa mu féete woon sama baay ndax sama baay Matar Numbe ab taawam soxna Bintu la ko tuddee kon Moustapha perte bu rëy la ci réew mi waaye rawatina ci ñun waa Daaru Xuddoos maa ngi koy jaale njabootuk Cheikh Modou Moustapha gépp ak njabootuk Cheikhul Khadim gépp maa ngi leen koy jaale waaye di jaale kondetoo ñaa danga maa sonal waaye tey du ma la wax dara ndax suñu baay boobu fi jóge moo tax maa ngi la koy jaale bu baax di wax docteur ne ko amaat naa mbégte lool ci jàkkaarloog yow di nuyu nag sama cousin bi liggéey ak yow Aliou Mbacke Diop ku ma fatt la ku ma sonal la sama doomu nijaay la moom moo yore Agowa waaw moom mooy sama doomu nijaay papaam mooy sama mag yaay waxtaan nañu dugg ñu ci Agowa mais yi mu yombal itam bare na macha allah Ndoye Bane sa question yi jeexaloo ko xanaa sama tàggoo dama koy jox pour yëf bi mat ni ko président dañu woon l'heure est grave dama yaakaar ne heure baa ngi doog a grave ci wàllum Covid bi ni woon l'heure est grave mais actuellement nii dafa mel nii heure bi fi mu nii la grave waaw très bien man pare naa ci pour mu wax ci loolu kon donc ñoo ko déggandoo xam naa affaire à suivre ndax lépp du fi xaj waxtaan bi daanaka fii la nu koy yemale ndax télé itam programme la te programme bu nekk ak waxtu yu mu laaj ñu ngi remercier bu baax encore une fois docteur Malick Diop la mu waroon a wax yëpp dafa xajul ci émission bi bu laajee ñu dellu si indi wat ko daañ ko def incha allah mais Yandour ñu ngi lay remercier yow ak waa régie yëpp góor baax na jigéen baax na Khadim merci à toi ñoom Babacar Bey am ak Mara Boulak waaye ma nga fa si ñu ngi koy nuyu jox leen rendez-vous suba ci kàttanu sunu borom di encourager képp koo xam ne rek yaa ngi liggéey ci wàllu consommer local vraiment ñu ngi ñaan yàlla yëf yi gën a yokk waaye itam ña ñu war a jiital rek nañ leen jiital distributeurs yi ñu ngi leen di xalaat agriculteurs yi ñu ngi leen di xalaat artisans yi ñu ngi leen di xalaat